fépp fu ñu isolé woo xamal ne suñu biir. xoolal ah dégg nga. da nga sonn kese non. ñun bu ñu isolé woon. waaw ñoom ñi sibiru waaw ñoom ñoo ñuy signalé ñun. moo tax ñun bu biir amee dañu war a wiiri génn. parce que am na ñuy daw ànd ak fuul bi. ñoom ci ñoom lañ bokk ñoo leen di wax kii ngi ne diwa ngi ne diwa ngi ne xam nga am na ñuy daw ànd ak fuul bi ñooñu ñëpp c'est des civils. xam naa loolu. loolu tax nag léegi instant yi bu demee ba toll nii. bu nag ñu karkaral la instant bi ñu ne wiir nañ jaar nañ la rek oto bi yu wiir ñu karkaral leen. bii bi rek mooy dañuy bëgg dafa ay tête bien ciblés yoo xam dañuy bëgg éliminer leen. non loolu la moom mooy génn moo tax boo bëlee ma lay jéem a sécuriser ah dégg loolu tax ma présenté wu ci texte bi wax la en fait. comme gars yi ñu ngi côté bi ñu ngi filmé jaaree bi. voilà parce que fii ñu taxaw même yow instant bii nii xam nga sa yére bi da nga exposé. léegi après yow foog nga change. waaw yére bi soo ko mënee sax jëpp. si comprendre nga. waaw changé tuuti xam nga. waaw. xam nga pour nii bu ñu defee benn prise yow boo ko tourné nga tourné yére bi. naka mu nice. comprendre nga. père doo avancé ngir yàlla sa père waxu mu dem. espace la jógee. ah non père waxu mu dem seen gaz yi seen affaire yi baaxul nii. waa demal waxu mu dem s'il te plaît. yóbbu ko mu dem dugal ko. lan la rajo bi wax instant bi. sànq moom dañu jàpp garde corps ñu ngi gazé jàpp nañu garde rapport oto mi ngi ci corniche bi toujours. oto mi ngi ci corniche bi toujours. non. donc gendarmerie ñu ngi jéem a attaqué ko pardon. oto ma jëm buy baax. yeah bro naka wu. léegi nice. jàmm waaw. non mais moom. jàmm bro jaajëf. moom ah. que gendarmerie yóbbu ko que moom mu yóbbu waxam. le plus important mooy. ñëpp xam nañ ko jaay bro dégg ñoom ñëpp xamoon nañ ko ni 9h génn na këram. comme xam nga fi nga waxee est-ce que. voilà léegi nag ñoom nañ xam que ni problème bu ci mënta am ñoom ñoo ko créé. doo jaar fii ngay jaar tiré ci ay lacrymogène même bu ci ay nit deewee ñoom ñoo créé moor yooyu noonu. gis ngeen léegi nag ñoo ngi xool ñoom lan ne lu ñu mën a créé ba taxé ko le président Ousmane Sonko jox nañ ko rendez-vous génn na heure bi mu war a génn. pour dem wuy ji rendez-vous heure bi mu war a génn la génn comprendre nga dem si yoonam au lieu que ñu bàyyi ko mu dem si yoonam dem wuy ji yoon ñoom seen jëm bopp ñoo ko kar loolu nag yéen ñëpp xam ngeen li muy tekki comme que dañoo bëggoon mu def rébellion bañ a wuy ji ñu am luñ ko topp far mu mbas leen wuy ji boobu mu dem wuy ji moo faussé seen i plan ñoom ñu ne nañ créé beneen problème parce que ñoom instant bi déstabiliser rek la moo leen dese comme seen procès bi c'est une merde seen dossier bi c'est une merde ñoom déstabiliser askan bi kese mooy seen point mooy seen plan de sortie parce que président Ousmane Sonko dem na wuy ji dugg na ci otom di wuy ji il fallait que ñoom ñu créer benn chaos te chaos boobu ça profite à qui ñun ñëpp xam nañ chaos bi ça profite à qui na ko ñëpp xamee noonu partagé leen vidéo yi ñu xam que ni le président Ousmane Sonko n'est fautif en rien du tout ak lu mënta xew génn na këram à 9h di dox di dem ñoom ñoo ko kar na ko doo jaar fii fee ngay jaar te l'essentiel moo doon mu dem wuy ji mais fi muy jaar du ñoom ñoo koy wax fii ngay jaar ak fee ngay jaar loolu yëpp luñ ci jublu ñoom xam nañ ko lu si mënta am nag ñu ngi jël ñëpp en témoin c'est adduna bi yëpp ñu ngi leen di jël en témoin que instant bi nii ñoom ñoo nekk di créer le chaos ci biir dëkk bi. buñ taxaw benn place. taxaw mukk benn place gars yi gën a nii di dugg nii ak seen kii yi. ñoom ñëpp ay indice lañu. ci coono yi la ñuy joobal. ñoom ñooy feeñu nii léegi ñun xoolal nañ jugaat ci koñ yi xamal na. waaw. léegi gàncax gi nii tey téléphone bi comme cooy la ñoom ñëpp ay cooy la dañuy wiiri wër public bi nekk seen ginnaaw. nañ jugaat ci koñ yi wala yokkul. ñun lay topp alkaati bi. bu ko bàyyi xel noonu leen di gisoo ko rek ñoom yor moto yi yëpp cooy la
jaar ni dañ ko koj nii. ana Ablaye bi daal dugal na. xam nga du yomb parce que yow porteur de voix nga dañ lay éliminer loolu mooy seen stratégie. ñëwal fii ñun nañ génn seen i loxo rek nañ génn seen embuscade rek fi yoon la kaay ñu génn bàyyi ko si biir buñ ko calculer ñëwal. ñoom ñoo yor seen moto yi dañuy war ful bi ban côté lay jëm ñoom ñooy indiqué. waaw fan la ful yi. voilà pour après ñuy. lu rajo bi wax instant bii nii. Sénégal gi yëpp li xew ni yéen ci teg seen bët ak foo leen mënta nekk ci Sénégal ce combat là vous concerne instant bi nii toog suñu kër yi yaakaar ni du suñu yoon wala yëfu kaneen la bu ñu ko defee rek juum nañu bépp xeex bu ñu mës a xeex bépp génn bu ñu mës a génn bii moo ci ëpp solo parce que bii moo ñuy delloo suñuy droit bii moo fi jëlee dictature te instant bi nii ñu ngi dox benn risque bu garaaw bu ñu jëlaatul suñu ay liberté nañu fut campé jël information yi nañ génn fii yëpp bu ñu joxaatee suñu bopp ñii nii dinañ ñu gën a yeew jébbal ñu tubaab yi parce que plan wu tubaab bi seen calendrier instant bi li déployé nañ ko boo faat ci kaw Afrique pour les 100 ans à venir moo nekk seen programme. donc ñii di leen ci jàppale ce sont des traîtres xoolal côté bi mi ngi tàkk aussi ñun ci cercle bi lañ duggaat de. ñun ci cercle bi lañ duggaat. fii lañ génnee. non ñun dañuy jege sa cercle bi. mën nañ génnaat léegi. waaw kaw yoon bi. nañ jaar si rue saw yi bu ñu jaar ci rue bu mag parce que bu ñu nekkee route nationale ñoom ñu ngi tax. ñun foofu lañ duggaat de ah. ñu ngi xàll yoon bi pour jéem a bouger. baaxuñu fii. yoo xam ne defuñu dara benn crime kese la ñuy def crime bi ñuy def mooy accompagner le président Ousmane Sonko donc boobu crime kese lañ def génn accompagner président Ousmane Sonko daal ne ci yar ak teggin lañ koy defee duñu tirer duñu def dara. am na ay gaañ bu def kagul nii. daadal gauche. ba ngay bro. ñu ngi seen ginnaaw. bu leen wóolu kenn. gaa nañu wut fu ñu campé nañu wut fu discret ñu campé ay fii yoon yu mag yi buñ fi dugg mukk fi nga jaar bu ko jaaraat. donc kenn xamul lii lan la bàyyi barki Serigne Touba Mbacke bërëb bi bëgg ñu jaay doole pour lan ay gendarme comme ñun gendarme nekk ay Sénégalais comme ñun bàyyi di ñu gaañ pour lan. fi yoon la est-ce que fi yoon la est-ce que fi yoon la est-ce que nañu wut fu ñu campé nañu wut fu ñu campé nañu wut fu ñu campé jël ay information wooteel jël ay information yi ñu campé wooteel jël ay information fu oto bi toll ak affaire yi demee noonu
bon comme ni ñu wax garde rapproché yi lañ jàpp. ba léegi ni oto Sonko mi ngi ci corniche bi. mi ngi ci corniche oto bi. non mi ngi foofu ba léegi nii. instant mais ñoom ñu ngi barricade Sonko pour accompagner ko y' a 4 oto yu weex yu niroo plaque yi rek ñoo niroo comprendre nga. waaw. côté bu kër Atepa lañ. maaleykum salaam. allo oui. te journaliste yi presque ay 200 300 mètres. waaw de Sodo xam nga live bi aussi je sais mën nañu ma si repérer mais dafa bokk si sensibilisation bi. on est obligé wax nañu li xew ci terrain bi comprendre ngeen même bu fekkee que ne ay risques yu ñuy jël la on doit informer les gens li xew ci terrain bi comprendre nga donc loolu moo tax on est obligé de wan waa àdduna bi yëpp li xew ci terrain bi wan ko waa Sénégal il faut ñu wan jeunesse bi yëpp que ni ñii nekk ci mbedd bi ñii nekk ci mbedd bi ñoom ñi ngi def seen liggéey ñi nekk ci mbedd bi ñi ngi def seen warugar ñi nekk ci mbedd yi ñi ngi def seen warugar képp koo xamante si ni gëm nga sa réew képp koo xam si ni gëm nga ni dañu war a libérer suñu dëkk képp koo xam si ni nangu ne injustice lañuy dund ak dictature xeex bi sa xeex la parce que bu lii jàll yow doo ci mucc lii bu jàll yow doo ci mucc sa waajur duñ ci mucc say koppar doo ko gis say ressources naturelles yëpp la ñuy jox ak tubaab bi réew mi nga nekk jaam ngay doon te lu minimum ngay dunde te minimum boobu sax pour nga dund ko da ngay mujjee noppi lem ko ba mu ron nangu nekk jaam sinon ci kaso bi lañ lay tëj journalistes yi tëj politiciens yi loolu mooy seen projet mooy fexe bu nga xamante si ni réew mi kenn dootul sëggi kenn dootul wax kenn dootul sëqat information. waaw léegi dañ ne en fait def nañu recours. waaw pour déposer te bu ñu déposer actuellement kenn waratul def kon loi bi joxoon mandat de comment dirais-je d'amener wala de woo quoi. waaw dañ ko war a arrêter immédiatement ba ñu. répondre leen loolu la. recours bi dugg na. ah recours bi dugg na. duggal na loolu la Ahmed Aïdara wax. donc ça veut dire que léegi président Ousmane Sonko day am droit dellu këram. day am droit instant yii dañ waratuñ koo sax topp loi juge bi dafa war a bind immédiatement. ñu bàyyi ko waaw ok. waaw ok loolu la ñu wax si rajo bi loolu la Ahmed Aïdara wax mais bàyyi ba mu ba affaire yi. donc gars yi ngeen xamee ko noonu peut-être comme ni ma ko gars yëpp conseillé aussi dina arrêter live bi tuuti pour préserver aussi batterie bi en attendant ñu nekkaat un peu en activité ñu xamaat bu ñu nekkaatee en action ñu xamaat mën a defaat live wax leen lu xew ci terrain bi. et liñ leen mën a xam même man ñun ñii groupe bi ma àndal ñun ñii ñëpp on était groupe bu mag lañu woon mais dañu tegal benn embuscade ci corniche bi. et seen nervi yi ñoom ñi ngi ànd ak alkaati yi donc xamoo kan mooy nervi xamoo kan mooy alkaati donc bëri na ñoo xamante si ni ñun ak ñoom ñoo àndoon instant bi nii dal nañ ci embuscade boobu noonu gars yi tàndaloon ci nervi bi donc état bi recruté na ay nervi yu bëri ci corniche bi piégé yoon bi loolu moo tax ñu bëggoon mu jaar ci corniche bi parce que corniche bi instant bi seen yoon la ñoom ñoo ko moom seen ay alkaati ñoo fa nekk ak seen ay nervi buñ duggoon foofu noonu ils auront l'avantage parce que ñoom dañoo génn pour xeex génn pour defal ndëgg sërxal alors que Ousmane Sonko musul oote xeex ñi àndaloon génn ci pour xeex dañoo génnoon pour témoigner ko seen soutien donc kon xam nga avantage bu dee am mi ngi am ci ñi génnoon pour xeex ñi recruter ay nervi nga xam si ni amuñu benn droit instant bi nii dañ leen recruter dans le seul but de tooñ citoyens yi te ñooñu kon xam nga ni c'est des hors la loi ay hors la loi mooy ay hommes yoo xam ne nee nañ ay hommes d'état lañ ñu jël xaalis bi recruter ci ay nervis c'est-à-dire ils montrent les Sénégalais contre d'autres Sénégalais am na ci nervis yoo xam ne gars yi xàmmee nañ leen xam nañ fan lañ dëkk te loolu mën na indi ay vengeance loolu mën na indi ay vengeance parce que boo xàmmee nervis yi boo xàmmee alkaati yi doo dem song ko parce que xam que ni alkaati bi liggéeyam lay def mais nervis yi nekk ci terrain bi te gars yi xàmmee leen dañ xam que ne ñu ngi jël ay risques yu énormes parce que nervis yooyu noonu song nañ ay civil te biñu leen di song ñoom tamit ay civil la ñu woon donc nañ xam que ni nervi yooyu nit ñi xam nañ quartier yu ñu dëkk xàmmee nañu leen te loolu noonu mën na jur ay tooxi doon après donc ñoom ñu ngi leen di tayle parce que 5000 yi ñu leen di jox jaral na leen ko donc nervi yooyu nañ xam que ni ñoom ñu ngi tayle seen vie di tayle seen askan di tayle seen société pour 5000 10 000 francs yi ñu leen di jox ñun nag kenn fayuñu suñu drapeau moo tax ñuy jël risques yi ñuy jël kuñ ci jàpp kuñ ci dóor kuñ ci tëj dala koo jaral parce que li ngay xeex dëgg la kenn fayuñu te buñ ñu waxoon kaay leen fay bokk ci combat bi ñun ñëpp dañuy fay bokk ci combat bi ñu bëri dañoo bàyyi seen liggéey ñeneen ñi bàyyi tey seen activité yëpp pour ñëw teewal seen drapeau pour ñëw dénoncer l'injustice ak la dictature te biñ koy def tamit
ci jàmm lañ ko doon defee génnuñu armée wuti wuñ ay yet wuti wuñ ay xeer dañoo génnoon uniquement ànd ak le président Ousmane Sonko témoigné ko suñu solidarité gunge ko bu duggee wax ak ñoom génnaat ñu gunge waat ko mu dugg këram jàmm ne ñooy mais ñi nekk ci beneen camp bi bugguñu jàmm parce que dossier bi bu ànd ak jàmm du leen arrangé parce que dossier bu ànd ak jàmm ñoom ñëpp ci kaso bi leen jëm parce que complot bi ñi ko tëgg ñëpp ci nguur gi la ñu bokk donc dossier bi bu ànd ak jàmm ju sedd guy ak question réponse ñoom ñëpp ci kaso bi lañ jëm loolu moo waral ñu créé fitna bii ñu créé buñ sañoon nag bal yi tàkk ñu rey ci ay nit dégâts yi bëri bu ko defee dossier wu viol bi sax kenn dootu ko wax dañuy ibbi dossier wu rébellion nangam ak sangam insurrection patati patata loolu mooy seen projet moo tax ñu recruter ay nervi kar oto Ousmane Sonko bi doon wuy ji rendez-vous bi ñu ko convocation ñu kar otom hors la loi weesuwul nit dem ñu woo ko convocation muy raam ndànk yorul arme yorul dara nga kar ko loolu kase indi na déstabiliser na dëkk bi déstabiliser na réew mi donc yéen ñëpp ngeen xamee ko noonu partagé leen information yi ak vidéo yi Sénégal yëpp xamee ko noonu opinion internationale ñëpp xamee ko noonu donc ñun instant bi maa ngi arrêté live bi en attendant ñu